asalaamaaleykum mbokki Teranga Diaspora TV comme ni ngeen ko xam ne waxtaan bi ñu daan seq xam naa tey daañ ko dikkaat ak yéen incha allah xanaa di ci fas yéene waxtaane tey ji maanaam sant ñëpp rek gërëm ñëpp ci ànd bi nga xam ne àndoon nañ ko di leen remercier vraiment ci jàppale bi parce que vraiment page bi ñu ko ubbee ak li ci abonné xam naa ni vraiment bari na trop sax laay wax ba moo tax kon ñu leen ciy sant rek di wax ni aussi tamit suñu yéene yëpp mooy maanaam ñu dimbalante ci ñun ñëpp rek ci kaw loolu aussi tamit li nga xamante ni si moom moo tax a jóg Teranga Diaspora TV comme ni ma koy waxee bis bu nekk rek xëy na sénatorial bi mu ñëwee def ci jouer lu bari jël ci lu bari mais nag li ko tax a jóg mooy lépp loo xamante ni si maanaam immigration la surtout nag suñu droit wala suñu làmmiñ wala suñu baat yi nga xam ñu koy xañ loolu moo tax Teranga Diaspora TV jóg xam naa dana dem ba ñu bari sax dañuy defe ne damay politique wala ñu bari sax dañuy defe ne opposant la wala dara mais yàlla dogal na ni ñi ma xam ñëpp xam na ni wax dëgg yàlla xëy na daan naa politique waaye politikatuma bàyyi naa ko aw ma benn parti ànduma kenn loolu moom yàlla dogal na ko actuellement nii jamono yi ñu toll nii ba tax na kon waxuma pour contre kenn waxuma pour ànd ak kenn damay wax li nga xamante ni si mooy dëgg ci nga xamante ni si moom la ñuy dund xëy na nag dëgg bi suñ ko waxee xëy na dana xaw a mel ne lu xamante ni si da ngay attaqué état bi wala ñu gisee ko ni xëy na da ngaa àndul ak état bi wala ñu gisee ko da ngay politique wala ñeen ñi gisee da ngay opposé wala dara parce que tamit buñ dee waxante dëgg nit ki buy jooy day jooy ci nga xam ni moo ko yilif te defe naa li ñuy yilif mooy état bi kon donc suñu amee naqar mbaa ñu am lu ñuy dénoncé mbaa ñu am lu ñuy wax aussi tamit xëy na contre ñoom lañ koy waxe waaye tamit du contre leen ñoom wala ñu contre seen politique wala ñuy def dara ñun vraiment guddi ñu toll moom politique intéressé wuñu moom wax dëgg yàlla li ñu intéressé mooy défendre le droit des immigrés ak yi tamit delloo immigré yi seen baat yi nga xam dañ leen koy xañ maanaam ci seen xalaat ci seen gis-gis ci réew ma parce que tamit ci réew ma même bu ñu nekkee fii fi lan bokk te fii suweewu moodu wala immigré wala ki tukki bi gën a mag mooy ñibbi dëkkam dem def na ñëpp parce que defe naa teraanga yaa ngi koy lekk ci sa biir njaboot bitim réew teraanga boo fu mën a am moom wax dëgg yàlla xëy na mën nañ ko tuddee am mën nañ ko tuddee nekkin mais teraanga dëgg moom wax dëgg yàlla ci sa biir réew nga ko gën a bëggee ba moo tax ñun ñi fi nekk ñëpp suba bu ñu xëyee ñu ngi ñaan yàlla dimbali ñu ba ñu mën a ñibbi suñu réew ba bokk ak ñëpp réew ma moo tax nag kon daañu am gis-gis ak xalaat ci biir réew ma na muy doxee ak na muy nekk te comme ni ñu ko xamee aussi tamit jafe na trop ñu wax la ci biir réew ma parce que ñi ci biir réew moom bu ñu ko waxee am na lu leen di xaar loo xam ni xëy na ñun ñu ci biti mën nañ ci mucc daal ndax fii moom wax dëgg yàlla démocratie dox na fi bu baax moo tax nag waaye ñu leen di wax ni rek canal bi moom li ko tax a jóg yëpp mooy lépp loo xam jaaru yoon daañ ci wax tey ji nag maanaam bi ñu sante ñëpp ci àndandoo bi di ñaan yàlla suñu borom it maanaam ñëpp ñoo xamante ni si maanaam dugal nañ ci kayit yi yàlla na leen suñu borom dimbali ba defal leen lu sut seen njort ba defal leen aussi tamit ñu gaaw a am kayit te mu nekk seen wërsëg ak seen ubbiku ñu jóge ci it yàlla suñu borom defal leen ci lépp loo xamante ni si yéene nañ ci seen njaboot ak ci seen bëgg-bëggi àdduna lépp parce que sénégalais moom ku yabu surtout moodu sénégalais di ko ñaanal mu nekk ci jàmm rek ndax moom jàmmam yépp bu mu mën a am ci àdduna rek mi ngi xalaat nu muy def ba yónnee ko Sénégal presque li gën a metti sax fii li ñuy dund yëpp maanaam contentement bi gën a mag mooy bis bu duggee ci Western Union mbaa mu dugg ci Ria mbaa mu dugg fu ñu yónnee xaalis ba yónnee ko njabootam ci ngay sentir ni kii vraiment tey yëg nañ contentement ci moom ci lay soulagé wu ci lay wàcce donc kon ñoom moom wax dëgg yàlla gàcce ngalaama te dañ leen war di ñaanal bis bu nekkit ñuy nekk nit ñoo xamante ni si maanaam suñu borom leen dimbali te xëy na rek nag jafe na tuuti ci maanaam immigré sénégalais bi jafe na tuuti ci moom parce que tamit xëy na autorité étatique yi nit ñu waroon taxawoo xëy na autorité étatique yi nit ñu waroon dimbalee xëy na autorité étatique yi nit ñu war a xoole xëy na autorité étatique yi nit ñu war a jaxasee ci gestion wu maanaam li nga xam ne dafa jëm ci ñun ndax nit ki bu fekkee da nga koy dimbali te xamoo situation mënoo ko dimbali su fekkee nit ki da nga koy dimbali te boole woo ko waxtaan ak moom ci la nga koy dimbali xëy na mën nga ko am yéene dimbali ko sax waaye xëy na dimbal bu du demee na muy demee wala xëy na dimbal laa du yegg ci moom wala xëy na dimbal la du ko gis du ko amee moom ni mu ko bëggee daal moo tax maa ngi invité di ñaan aussi tamit suñu autorité yëpp maanaam li nga xam dafa jëm ci immigré ñu ci associé immigré yi te mën naa ni Sénégal bokk na ci dëkk yi gën a organisé ci bitim réew parce que raar na trop ngay dugg ci dëkk bu sénégalais ne te doo fa fekk daayira mbaa nga fekk fa association donc kon ñoom defe naa ñu organisé wu leen te daayira ak association comme ni ma koy waxee la am na ci yu bari yoo xam ne am na alternance soppi nañ dem na fa démocratie mu koy voté di def seen assemblée di ko respecté donc kon wax dëgg yàlla yooyu defe naa ni am na fa
kon neex nañoo organiser. dafa manqué rek autorité étatique yi jëm leen a jaxase ci seen politique jëm leen a jaxase ci maanaam li nga xamante ne si tamit association ñu ngi koy yëngu wala daayira ñu ngi koy yëngu ñoom autorité daal di dugal ci seen loxo ndax ñoom bu ñu ci dugalee seen loxo dina am doole trop ndax nguur moom wala réew moom li mu xam mooy diplomatie nag wax dëgg yàlla buñ koy wax état ak état moo koy def état ak état nag defe naa ni ñi jiite état ak état rek ñoo mën a seq loolu mun ko def xëy na comme ni ma koy waxee mooy que ni tubaab yi wax dëgg yàlla moom bépp gëdd bu ñu war a jox président association dañ la koy jox parce que boo amee lu jafe sax wala boo duggee fenn mu ñu xaw la jox a gëdd sax boo ne man maay représenté communauté sàngam rek da ngay gis ni dañ lay joxaat gëdd bu am solo daal tey wax dëgg yàlla li may wax moom lu ma xam la te yi tamit tubaab dafa fonk lu ñuy tudde autorité maanaam dafa fonk kilifteef te wax dëgg yàlla ñun ñu yor association wala ñu yor daayira yi xam nañ ci daal ndax même bu leen invité dañuy bàyyi seen yitte yëpp ñëw préfet yi questeur yi gouverneur yi les maires yi koo ci invité day ñëw koo ci bëgg aussi mu recevoir la presque du jël benn temps tak mu recevoir la nga toog waxtaan booy waxtaan ak ñoom it wax dëgg yàlla respect lañ lay jox boo xam ni sa autorité yi nga am yow moom leen ni autorité état Sénégal yi sax duñu la jox respect bu day noonu donc kon ñoom it wax dëgg yàlla pare nañ pour collaborer wala pour jàppale ñu mais xëy na dafa manqué benn collaboration buy am tey ji nag dina xaw a gudd tuuti xëy na ndax dama bëgg a wax ci ñaar yoo xamante ni si am na solo trop te jàpp naa ni ñaar yooyu mooy li nga xamante ni si tey moom la ñu war a wax bi ci njëkk mooy maanaam comme ni ngeen ko xamee maanaam maye kayit bi jeex na le 15 août bi passé mais bu maye kayit bi jeexeet ñun suñu dund fii ci réew mi jeexagul dem dafay mel na sax luy commencé waat laay wax parce que ñi ci yàlla dimbali ñu dugal ci ñooñu xëy na dana am benn statut bu changé ci ñoom xëy na lu bari dana changé ci ñoom xëy na tamit seen dund lu ci bari dana changé parce que mbirum kayit aussi tamit dañ koy wut waaye boo ko amee moom wax dëgg yàlla day mel ne say problème wala say yëngu-yëngu wala sa nekkin dafa am lu ciy changé dafa am beneen façon booy nekkee dafa am beneen façon bu amit loo xam moom ngay am lu lay tënk léegi dootoo libre comme ni nga libre woon dootoo moom sa bopp comme ni nga ko moomee woon dafay mel ne kayit dafay dem ba nekk benn buum boo xam sax dalay xaw a tënk tuuti ba tax na kon nañ jàpp ni dund gu bees lay doon kon donc daañ ñëw ci waxtaan ci maanaam maye kayit boobu daañ ci waxtaan incha allah wax résultat yi nga xamante ni si moo ci génn le 15 août bi résultat yi wax dëgg yàlla ministre de l'intérieur moo ko joxe parce que fii nag moom tuwaay moom yàlla dogal na ni lépp dañ ci def transparence maanaam daañu wax ñaata nit a dugal ak ñaata ñoo dugal ci ban secteur ak ban secteur rek ñaata dëkk dugal ak réew yi nga xamante ne si ñoo ëpp ñu dugal ñan la Sénégal sax bokk ci far ñi ëpp ñu dugal pour wan leen ni ñun xëy na suñu prix moo xaw a bari rek ak suñu génn mais nag presque ñun bariwuñu sax ci réew mi booy seet presque ndax bu ñuy lim ñi ëpp ci lépp presque ñun duñu bokk ci ñi ñuy lim ñuy boole toujours ci altre mooy les autres moo en général mooy minorance yi bu leen boolee ñoom ñooy nekk les autres donc kon ñun presque bariwuñu sax nag bu ngeen di seet ci ñooñu lan ñuy boole moo tax aussi xam naa daañ ñëw ci rapport yooyu nga xamante ni si ministre de l'intérieur def na ko daañ ñëw ci aussi tamit li nga xamante ni si mooy am fan yi te mu naqariñu trop metti nañu trop te ñu ngi koy massawu aussi ñim dal ak seeni mbokk te yi tamit wax dëgg yàlla di ci indi ñun suñu xalaat di ci indi suñu solution parce que bëgg nañu aussi tamit parce que critique wala wax rek te doo joxe solution aussi tamit dañuy jàpp ni xëy na njariñ li mu war a am du bari daal moo tax nag fas yéene nañ incha allah indi ci suñu contribution maanaam suñu xalaat ak suñuy solution ci li nga xamante ni si moo am fan yi te ñun ñëpp ñu dégg ko wala ñun ñëpp ñu gis ko wala ñu koy xaw a dégg mooy que ni maanaam suñu mbokki Sénégal yi nga xamante ni si dañ doon ñibbisi bi ñuy ñibbisi ñëw ba aéroport bi ñu ñëwee ba aéroport ñenn ñi récépissé la ñu yoroon ñi ma ci dégg ñu ci ëpp bi ñu ñëwee ba aéroport ñu nangu seen récépissé nangu seen séjour refoulé leen donc nuñ ko tuddee refoulé baat bu xaw a doy waar la sax waaye ñu wala ñu delloo leen Sénégal sax la ñu utiliser loolu mais nag bon mbir moom nañ ko tuddee ni mu nekkee rek donc yooyu tamit ñu xam ni metti na trop ndax nit ki nga xam dafa toog dëkkam ay weer yu baree bari ñu tëj ko li mu yoroon yëpp mu dépensé ko presque ba yoratul dara ñëw defe ne liggéey si moo ci des ñëw ba dugg si xam nga ñu koy wàññi aussi tamit ci loo xamante ni si man li ma jàpp mooy ñoom ñooñu xëy na ñàkk taxaw moo tax ñu wàññi leen a wàññi wala xëy na tamit bon ñun xëy na suñu état yi nga xam ne ñoom buñ leen wàññee foofu lañ leen di yóbbu aussi tamit ñoom xëy na xamuñu luñ loi bi ne wala tamit am na loo xam ne bàyyiwuñ ci xel ba moo tax ñu yombal ko tubaab yi te waruñu leen ko woon a yombal aussi parce que tamit nit ki man pour man dafa am loo xam abus de pouvoir lu tudd te kenn waru ko permettre kenn xam naa dinaa ci ñëw gën ko yaatal incha allah côté boobu dinaa ci gën a wax
xëy na dina am leneen lu may wax aussi tamit ci suñu xaw a nekk suñu jikko ñun sénégalais parce que tamit maanaam dafa am loo xamante ne si man su ma koy dégg dafa may tiit parce que dafa am ay nit yoo xam ne dafa mel ne dañuy ragalante ginnaaw am ay nit yoo xam ne dafa mel ne dañuy jël kenn di ko tagg pour mën koo xeexe keneen tey taggante bi man pour man damay dem ba jàpp ni amul njariñ amul sens parce que man damay jàpp ñun mënuñu nekk président association ñu ko fi yàlla def suñu nekk président association am na benn liggéey bu ñuy xaar boo xam ne askan wi ñooñu ko sant ñooñu ko jox parce que tamit dafa rëy ñëpp ni la yaa ñu doy wala ñu ëpp ci mbooloo ma ne la yaa ñu doy loolu defe naa ab sas la boo xam ni kenn ku ci nekk ñun da nga ci bàyyi xel te wax dëgg yàlla man de dina may tee nelaw dina may tee def yu bëree bëri parce que tamit bon mbooloo moom dafa doy waar daal te nga surtout mbooloo moo xam ne dañoo génn ba ci biti door lay dégg seen bopp kon donc loolu dafa am lu mu laaj mais jàpp ni président association yi aussi tamit jàpp naa ne am na nekkin boo xam ne ñun war nañ ko nekkee wala boobu war nañ koo seet lu ñu def ba nekk ko daal ndax it suñu warugar la wala suñu wareef la malgré que nag suñu dee waxante dëgg association yi xëy na ni mu war a doxee du ko doxee ndax li tax mooy ñun sénégalais dafa am benn jikko bu ñu am mooy fii tout va bien lépp ngi baax ñun fàtte nañ association fàtte nañ lépp luy leneen kenn ku ne da ngay defee ne bu say mbir di dox rek nag yow dong yaa nekk yow rek yaa mën a jàpp mais su xawee dëng mbaa nga xaw a jaaxle mbaa nga am problème kay mbaa nga am daal li ngay njëkk xalaat mooy association ba te donc léegi boo defee kente ni si ñun jaaxle rek moo ñu yóbbu ci association wala jaaxle rek mooy tax association bi wala ki jiite yëf yi bu ñu wooyee ñun du ñu dem dañuy toog ba jaaxle doo dem wala bu ñu wooyee ñu ne ñun amuñu jot dañuy liggéey wala dañuy nàngam te or que kooku noonu buy yëngu yéen lay yëngul aussi tamit xam nga loolu du sotti du yomb aussi parce que tubaab moom li nga xam ni moom la xam wala li nga xam moom la gëm wala li muy wóolu mooy affaire mbooloo donc kon dañoo soxla mbooloo te ñun sénégalais nag pour ñu booloo moom jëm ci lenn xeex ko moom dafa jafe na trop ndax mën naa nettali benn anecdote boo xam ne dafa ma xaw a def ree tuuti keroog sax mooy bi ngeen seetloo bi nga xamante ni si maanaam dugal naa benn vidéo laa dugal doon wax ci affaire maye kayit bi ma ci waxee ba pare ci même jour ma dugalaat beneen vidéo di wax ci maanaam bi nga xamante ni si suñu autorité yi wala suñu ambassade dafa ne woon dañuy wut autorisation d'embarquement ma wax ci sama xalaat aussi mais gis nga bi ma ko waxee automatiquement xaw ma groupe bi la xaw ma ci def naa ci groupe bi wala ci commentaire bi dafa am benn waay boo xam dafa bind ni gars yi bii suñu bos ñun comme si que ñun sénégalais moom li mu jàpp mooy moom wax maye kayit rek moo ko war a intéressé bu autorité bi demandé fii nii bu autorité bi moom ñëwee demandé maanaam mooy li nga xamante ni si moom la tuddee ni moom autorité bi nañu autorisation d'embarquement yow boo ci waxee moom pour moom du problème am quoi fàtt na ni sax moom bu ko yàlla dimbale woon tey mu am kayit dafay ñibbi te bu fekkee appliqué nañ ko fii moom buy ñibbi aussi dañ koy appliqué donc ñun sénégalais problème boobu la ñu am moom jàpp nañ li may wax noonu ci problème boobu moom yoonam nekku ci parce que ñibbeegul amagul kayit rek yoonam nekku ci te pourtant yoonam mi ngi ci dafa leen di wax leneen loo xam ne dama ko dund daal parce que am na benn professeur université sama xarit la Janaaro université bu Salerno la ne ñun ak ñoom aussi tam am nañ benn convention bu ñu signé association sénégalais bi nekk Salerno ak université bu Salerno am na convention bu ñu signé ci yu mel noonu pour def ay recherche ci yu mel noonu donc benn bis damay gis ñuy def ay manifestation yi ñuy def yëpp nag bu nga ko seetloo surtout du fi Salvini di nekk bu ngeen seetloo pour extrañer yi la woon un jour mu jaaxal parce que li tax mu jaaxal mooy ñoom dañu nekkee ñetti tubaab dañuy def manifestation bu nekkee ñeenti tubaab dañuy def seen manifestation bu ñu wootee manifestation daal bu heure bi jotee moom daañu fa dajaloo ñoo xam juróomi tubaab lañ ñoo xam ñeenti tubaab damay gis ne bu ñu ko defee extrañer yi presque man lay doon mbaa ñaar mbaa ñett du ñu bari léegi un jour affaire bi jaaxal ma ne ko mais Janaaro ma ne ko mais li ma jaaxal mooy lan moo tax yéen ngeen di def manifestation pour immigré yi te immigré yi du ñëw te chaque jour ngeen def ko déglu leen tontu ba ma tontu wala ni xelu tubaab yaatoo te ñun ñëpp pour man foofu la ñu war a xalaatee mu ni ma li ñuy def ni defuñu ko ngir yéen bu leen yaakaar yéen ñoo tax ñu koy def mu ni ma mais état dafa ne loo xamante ni si day commencé ci ñi gën a néew doole mu ni ma di dox jëm kaw mu ni ma fi mu ne bu ñu leen songee yéen immigré yi ñun waxuñu dara réagir defuñu dara ne bu ñu jógee ci yéen ci ñun leen jëm mu ni ma loolu moo tax li ñuy def nii defuñu ko pour yéen léegi ñun Sénégal nag esprit boobu xalaat boobu lañ manqué mooy que ñun yëf yi fi rek tey laaluma rek man damay jàpp ni sama yoon nekku ci naa bàyyi non loolu sama yoon nekku ñoom la ay nañ dox ñoom la non or que bu jógee fii ci yow la jëm mais su fekkee teel nga ko xeex teel ko bloqué fële avant mu yegg si yow du mos a yegg si yow mais soo ko yombalee kii su paree ci kii lay jaar bañ nañ ko ba si tamit booy seet Sénégalais ñun li mu lay njëkk a laaj mooy yëf yi ndax doxoon na mooy ndax bari woon na nit tubaab bi nag bu nekkee ñaari nit mbaa ñett nit day def manifestation day dem ci autorité bi ni ko man lii mooma naka autorité da koy recevoir ñoom ñaar ñu waxtaan ci man dem naa ci ay kii manifestation yu bari yoo xam ni bi autorité di recevoir presque ñuy man dama ciy bokk parce que maa fay nekk presque benn noir boo fay nekk et puis tamit xëy na ñoom dañuy bëgg toujours def benn message boo xam day wane ni nit ku weex ak nit ku ñuul ànd nañ ci xeex bi donc ñoom dañuy soxla nit ñu ñuul ñeeg ñu weex mais booy seet ñun ñu ñuul ñi sax duñu fa jege sax te ñun la ñuy xeexal ñun donc ñun dañuy dundee dundin woowu ñun sénégalais dafa bokk ci loolu lu ñu gëm la mooy fileeg mettiwul rek ñun duñu xalaat ne nangam am na duñ ca dem tey fileeg mi ngi metti ci kenn ñun dañuy jàpp suñu yoon nekk or que bu jógee ci kooku mën na ñëw suñ kaw mais su fekkee xeex nañ ko nag du teel a ñëw suñ kaw moo tax may wax ni aussi tamit
lu mel ne canal bi par exemple man dama ko sos mais ñu bëree bëri boo seetloo fi mu ne nii comme maye kayit bi jàll na boo seetloo vidéo yi muy mujj def presque vie boo ko seetloo day wàññiku wala boobu nga def benn canal nga def benn par exemple benn vidéo boo ko defee ci yeneen argument da ngay gis ni vie day wàññiku parce que li tax mooy kee amagul kayit jàpp na ni moom objectif am ak principal yëpp mooy mu am kayit mais bu ñu fàtte ni bu amee kayit day ñëw cour des grands su ñëwee cour des grands li ñuy soxla wala li ñuy am problème ñëpp moom itam da koy am moo tax déjà nii daf ko war a commencé xeex waaye déedéet moom day concentré li rek moom a ñor non ñii doolu man bokku ma sama yoon nekk non or que ci nga bokk bis bu ñibbi jotee da ngay ñibbi bis bu leneen jotee da ngay am leneen ñen ñibbi si jógee Sénégal ñu refoulé leen bis bu ñu leen koy def yow it yàlla mën na la ci tombeel donc kon nañ ko teel a xeex ñun ñëpp àndandoo bu nekk xeex donc man loolu aussi ma ciy invité ñëpp di wax canal bi nañ koy partagé di ci gën di ko parce que tamit man je suis assez ouvert pour nga xam pour ñëpp nag ñëpp laa wax képp koo xamante ne am nga loo bëgg a waxtaan ak man ci lu mu mën a doon argument bu mën a doon boo jëlee canal bi boo ko laajee dañ la koy jox boo ma yónnee vidéo dama la koy jox dama la koy postel ku ci am xalaat booy wax ci lu mu mën a doon nag loo mën a doon luy bokk ci immigration rek ak loo xamante ne si dafa jëm ci yu jëmee nit ñi kanam rek boo ci bokkee incha allah boo ci amee sa vidéo dañ la ko ciy dugalal ñëpp déglu ko ñu wax ko muy jàll loolu lépp aussi itam fas yéene nañ ko def bon pour ñëw ci maye kayit bi nag xam naa ñu ngi xaw a gudd tuuti léegi maye kayit mi ngi jeex comme ni nga ko xamee le 15 août la jeex à 23h59 mais nañu wax 24h parce que ñi 24h lañ bind date ajournée à la 24 maanaam minuit lañ génne date yi nii lañ génne bi ñu affaire bi jeexee dañoo génne bilan bi wax ñi fi nan la demee affaire yooyu donc parce que comme li may wax rek fii nii dafa nekk état boo xamante ne fii maanaam lépp moom dañ koy présenter nit ñi transparence am ci ñu xam lépp ñaan lay demee nee demande yi nga xamante ne si invitation demande yi nga xam maanaam présenté nañ ko ci sénatorial mi ngi nekk 207 542 demandes lañ présenté ñi nga xam ne dañuy def labor subordinato nag mooy ñu borom tool yi ñooñu nga xam ne ñuy def labor subordinato ñoom 30 694 la 30 694 moo nekk 15% yi maanaam ñu dugal ñëpp bu dee téeméer fukki nit ak juróom yi ñoom ñu ngi dugal ci mbirum mbay mi mbirum agriculture bi lañ dugal ak mbaa élevage mbaa ñooñu noonu lañ dugal maanaam mu di par lavoro domestico maanaam ñi nga xamante ne si ne ñooy liggéey ci kër yi moo xam banante la moo xam kolf la nee na ñooñu ñi ngi nekk ñu dugal ñi ngi nekk 176 848 nekk 85% maanaam téeméer boo gis juróom-ñett fukk ya ak juróom ñoom ñu ngi dugal mbirum liggéeyu kër moo xam banante la wala kolf te maye kayit bu ñu ko fàttalikoo moo tax yëf yi moo tax maye kayit bi bii paa moom ren jii moom xaw na yéeme trop dafa flop sax d'ailleurs dafa échoué ñu ko mënee tudde noonu ndax ñoom bi ñuy maye kayit mbirum mbay meeg tool yi ñoo leen taxoon a maye kayit te ñoo ñi ci dugal 15% lañ kon ñoom donc xam nañ li sax defet la presque après lañ ci di yokk kolf ak badante moo tax bon benn instant aussi tamit mooy loolu la léegi ñi nga xamante ni si ñoo ko dugal moom ñoom bi ñu paree aussi tamit dañoo def maanaam dañoo dem ba def sax seen canal bi nga xam moom lañ doon expliquer nan la ñuy def ba dugal demande bi sax dañoo def ñaata nit ñaata vues la canal bi amal yëpp pour wan leen tubaab yi ni ñuy liggéey vraiment ñun Afrique war nañ ko roy daal wax dëgg yàlla war nañ ko xoolaat bu baax a baax di ci jéem a roy parce que tamit vraiment lii moom lu ko gën a amul leneen ñi nga xam ñoo vu canal bi ñu doon wane dañ koy dugale 98 376 personnes lañ mu ne immersion maanaam ñoom bi ñu paree ñu def diggante maanaam 2012 maye bi mujj ak 2020 nan la demee ñu ni maye 2012 bi demande yi nga xam ne envoyé woon nañ ko 134 576 la ci 2012 bi ñu ñëwee 2020 207 542 demandes la donc kon ñoom daaw li ci tegu maanaam bu doon 54% yi dolli ko nañ ci donc kon ñoom ñu dugal ren ñoo ëppee maanaam ñoo ëppee xaaj yi ñi dugaloon daaw mais loolu yëpp ni ñu koy déggee mooy man ni ma koy déggee mooy parce que itam bu ñu fàtte ni daaw année bi ñuy mayee 2012 gaal la yeeg ñi fi duggoon ñun ñëpp amuñu fi bii pas gaal yi dafay am ñi fi dugg aussi tamit moo ëpp ñeenti yoon sax bu ñu koy wax dëgg yàlla ba tax na lii nii ñoom mën nañ ko jàppee victoire mais man pour man defet la suñu xoolee labor subordinato maanaam ñi nga xamante ne si ñoo doon daaw 2012 ñoo présenté woon 18 607 la woon ren 30 694 la ñu ni kon 65% la boobu tamit bari na taux bi ñu ni labor domestique maanaam bu kër yi nag toujours moom mooy yanu affaire moom parce que bu kër yi booy seet nag nan leen waxante dëgg bu kër yi moom moo ëpp yërmande parce que ñun ku mel ne ñun étrangers yi wala ñun sénégalais yi particulièrement mais dama tudd sax Sénégal parce que Sénégal yi ñoo ci gën a néew étrangers yi labor domestique lañ gën a mën a def parce que labor domestique moom ku ne da ngay daal di jël sa mbindaan moo xam ne xam naa ni da nga la yéex a liggéeyal trop léegi ñooñu daaw mi ngi nekk 115 969 2020 mi ngi nekk 176 848 demandes région par région lañ ko catalogué fii nii maanaam ñi nga xam région yi ëpp ñu dugal région par région lañ ko catalogué région yi nga xamante ne si ñoo ëpp ñu dugal bu dee lu mel ne lavoro domestico bi maanaam bu liggéeyu kër yi région bi jël paie mooy Lombardia bi
Lombardie bi nag mooy comme ni ngeen ko xamee Milan ki Como ki Brescia ak genre yooyu ñoom ñooy dugg Lombardie bi ñoom ñooñu defe naa ñoo nekk ñi ko fa dugal nee nañ 47 357 la bi mu fa jógee campagne bi suñu koñ way suñu région ñun ñoo jël deuxième ci maanaam ba tey mbirum dugal bu dee labor domestique maanaam ñi liggéey tool yooyu loolu aussi tamit ñi liggéey astafurlah ñi liggéey kër loolu c'est très normal parce que côté bi itam màggan ñi fi leen ëpp defe naa ñooñu aussi tamit il y a 26 096 yu dugal Sicile daal ñoo ci gën a ndaw Sicile moo ci gën a tuuti la ñu dugal bon wala altre mooy minorité bi à part minorité bi daal région yi gën a tuuti mooy 3960 nee na bu dee lavoro subordinato maanaam lavoro subordinato mooy tool yeeg ñooñu ak bay meeg tool yeeg napp geeg yooyu nee na région campagne moo ci jël P mooy suñu région ñoo jël deuxième ci mi daan ñoo jël aussi P ci liggéeyu kër yi sax safula ñoo jël première aussi tamit ci bu dee liggéeyu maanaam tool yeeg yooyu ñu ñoo jël P Sicile topp ci Lazio topp ci Piemonte ñooñu ñëpp topp ci ba pare ñooñu ñi ngi nekk 30 694 comme ni leen ko waxee woon ñoo ko jël demande par province yi nga xam ñoo ëpp li dugal bi ñu paree ci région yi dem par province ñu ni bu fekkente ni si li nga xam ne lavoro domestico la mooy ñiy liggéey ci kër yi bu ñu xoolee ñi nga xam ñoo ëpp ñu dugal rek province bi ëpp ñu dugal Milan la moo tax Milan ñi fa dugal moom booy ba ngeen bàyyi xel ci bu baax a baax ngeen tey ci demande yi dana yéex parce que province bu la gën a ëpp ñu dugal province boobu wooteem ci lay gën a yéexee parce que plus que mu am demande plus que convocation yi gën a yéex plus que aussi tamit ñu gën a mën a seet moo tax aussi tamit nañ leen bàyyi xel comme ku mel ne Milan moo jël P ci ñi dugal ci mbirum kër yi Napoli moo jël deuxième Rome troisième Caserta quatrième Salerno cinquième presque booy seet ñun la rek ñu campagne gis nga ñun presque ñoom la Torino moo jël sixième Brescia sept Bergamo huitième Firenze neuvième Bari dixième après ñi ci des ñëw donc loolu mooy ñi nga xam ne ñooy lavoro domestico maanaam liggéeyu kër yi ñooñu la bu dee ñi nga xamante ni si ne ñooy liggéey lavoro subordinato maanaam ñi nga xam ñoo doon liggéey tool wala mbay wala napp wala ñooñu sàmm Caserta moo ci jël première région ka province bu Caserta ñoom ñoo ëpp ñu ko dugal 2904 cas kii la demande la Ragusa topp ci Latina topp ci Napoli door a ñëw 4e position Salerno ñëw 5e position Salerno moom ñu fi dëkk moom na ngeen xaar ni maanaam seen convocation mun na xaw a dire tuuti aussi parce que gis naa ni moom fële ne am nañ ci fii am nañ ci donc te Salerno temps yi moom préfecture question bu Salerno moom franc yi moom mooy loolu seen liggéey xaw na yéex tuuti moom tey temps yi moom xaw nañoo doy waar daal moo tax nañ ci bàyyi xel ñu ko dugal nag région yi ci ëppoon ñu dugal lavoro domestique maanaam ñi nga xamante ne si ñooy jëlee ci domestique bi maanaam ñu dugal nit ni man damaa bëgg a jël ku ma mindaanul nee nañ Italie moo ci ëpp Italie moo ñëw présenté 136 130 su ma leen waxee deuxième bi da leen def rek deuxième moom incrédible deuxième beeg troisième bi ñëpp a xam ni mu demee waaye nañ jàpp ne rek c'est officiel ñoom ñoo fi jël deuxième muy Pakistan yi ñoo jël deuxième Bangladesh jël troisième ci ñiy jël mindaan la ñu wax nag de pour wan leen rek nii maanaam solidarité bi am ci yeneen dëkk yi dafa war a am ci ñun aussi parce que ñun ñëpp xam nañ ni mu demee ñun ñëpp xam pakistanais fi ñuy dëkk buñ naan dañuy jël mindaan xam nañ ni mu demee Bangladesh aussi noonu xam nañ ni mu demee donc loolu yëpp pour wan leen benn solidarité bu ci am la ci ñoom entre ñoom ñun aussi tamit wax dëgg yàlla war nañ ubbi ko ci solidarité boobu dimbalante ci côté yooyu ñi fi am carte séjour ak yenn réalité yi parce que tamit bu ñu ne waxee Bangladesh ak Pakistan yi li tax ñu mën koo def parce que ñoom ay commerçant la bu dee commerçant nga par exemple ñi liggéey labor autonome kii liggéey labor autonome différence am ak kii yore kii liggéey jiitaa kudd lay présenté bu dee kudd sa datore labor mooy wax ni moom at bi fay na la ci lii donc yow mënoo ko yokk mënoo ko wàññi kudd moom mooy indi bu dee labor autonome nag yow yaay dem ci commercialiste bi rek ni ko man defal ma déclaration 20 000 30 000 moo tax ñoom pour ñu def ko itamit day yomb wax dëgg yàlla ñoom Pakistan yi Bangladesh parce que c'est des commerçants ak Chine moo jël 3e Maroc jël 4e Sénégal moo ñëw jël 5e Sénégal 5e la jël Sénégal mi ngi ñëw ak 3663 maanaam ñi ni ñoom ñooy jël kat ay liggéeykat Sénégal 3660 Égypte ñoo Albanie India Pérou ñoom ñoo ñëw ak ñi ci des lépp nekk 176 000 nangam mais ñu jël pay daal mu yéeme na ñun bon ñi nga xamante ne si ñooy lavoro subordinato ñi jël nit ñi ci tool yi ba tey ñoom i tamit ñoom ñi jël nit ñi ci tool yi maanaam ni ñoom ñoo leen di liggéey foofu aussi tamit ñi fa jël pay mooy Italie deuxième Albania moo jël deuxième ci ñi am tool nee na nooy di liggéey baa ñuy bay baa ñuy napp Maroc moo jël troisième Inde quatrième Pakistan cinquième Roumanie 6 Tunisie 7 Bangladesh 8 Macedonia al Nord 9 France ancora ay français loolu da xamuma koon français yi même sax ñoom am nañ ci ñoo xam ñoom tam 71% 71 lañ ñooy présenté nañ ko nee na ñoom ñooy ci tegu après yeneen yi door ci tegu donc noonu daal la demee xam na am na yeneen nag am na yeneen bilan mais yeneen bilan yi aussi xanaa leen daal la xëy na moo doon beneen bilan boo xam bëggoon naa ko wax yi tamit mooy
ñi nga xam ne permesso di soggiorno temporaneo yi maanaam ñi nga xam ñoo déposé woon ñoom seen bopp ñoom kenn jëlu leen ñoom ñoo dem déposé seen bopp ñooñu 12986 ñoo ci présenté mooy commande doué bi 12986 demande la mais moom am na ci province yoo xam fu mel ne Aous Tambabella Aous dafa ne 4 personnes ñoo ko présenté wu Verbania 2 personnes ñoo ko présenté ñooñu moom xam naa seen bos dana gaaw incha allah du taxaw bon dëkk bi ëpp ñi fi présenté wu Verona la Verona moom ñoo ëpp ñu présenté Cuneo teg ci après Cosenza Milano Foggia Salerno ba tey Salerno 393 am nañ ko Salerno moom xam naa may bi moom sax nañ ci trop macha allah ñooñu ñoo ci am ñu présenté wu am na beneen bu ma rëcc xam naa bëggoon naa ko mais malheureusement xam naa def ma rëcc mooy wan leen dëkk yi ëpp ñu présenté pour wan leen ñun Sénégalais presque booy seet bariwul ci woon sax donc lépp rek di wax ni rek maanaam nañ teey ci teey ak bañ a stressé teey nag leen rek la ñu mën a jural mooy ñu jàpp ni li dugal nañ comme li may waxoon man dugal naa kayit bi man de maa ngi xaar xëy na fii léegi 2 ans daañu ma convoqué wala fii léegi 3 ans daañu ma convoqué boo defee noonu rek affaire day yomb ci yow daal doo am benn stress parce que itam bu ma nee fii léegi 2 ans daañu ma convoqué seen bopp parce que 2 ans leen di convoqué mën naa am convocation yi gaaw yàlla mën na dogal mu gaaw trop bu ñu fàtte ñu dugal ren dañoo doublé ñu dugal daaw li ma leen wax la am na ñoo xam 2012 ans leen door a convoqué yu mel noonu donc nañ fàttaliku ñooñu am nañ ci dëkk yi nga xamante ni si ñoo président demande wax dëgg yàlla bëggoon naa leen ko woon mais malheureusement dafa ma réer xam naa pour ñu wan leen ni Sénégalais yi liñ ci néewee rek quoi Sénégalais yi néew nañ ci rang boobu laboratoire waaw kay nationalité laboratoire yi maanaam dëkk yi nga xamante ni si ñoom ñoo dugal maanaam ñun dugal ñu ci ëpp Albanie moo jël pays Albanie am na 5176 personnes yu ñu demandé Maroc moo jël 2 India jël 3 Pakistan ñëw 4 Bangladesh 5 Tunisie 6 Sénégal 7e la jël Sénégal mi ngi présenté 1265 gis ngeen ko néew na sax wax dëgg yàlla na ci ñëpp am rek ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que 1265 moom du dara wax dëgg yàlla néew na trop waaye yàlla suñu borom dogal ñëpp am ci daal moom la Sénégalais am léegi bu ñu jógee ci loolu aussi tamit may wax ci li nga xamante ne si defe naa jar naa wax parce que tamit wala man vidéo bi mi ngi ci 27 minutes naa ko arrêté après ma def deuxième vidéo xam naa ci maanaam expulsion yi maanaam ñi nga xamante ne dañ leen refoulé teguñu ko fenn nag teguñu ko fenn c'est illégal même c'est illégal c'est un abus de pouvoir même c'est un abus de pouvoir loolu aussi tamit naa ci ñëw parce que tamit par loi léegi li ma leen wax la lu ma leen di wax nag loi lay doon boo xam ne dama koy gis ñu bind ko ku ma laaj fan lañ ko bind ma wax la bind nañ ko place sàngam c'est un abus de pouvoir dañ leen a am na ci koo xam ni xëy na dinaa ci ñëwaat yaatal ko am na ci koo xam dégg naa bi ñu ko refoulé man ci maa ko dégg bi ñu ko refoulé am na koo xam ne sax keroog bi may tooñ naa ma dégg naa rek nga wax sa waay ñëwaat del wax waxi fii dégg naa la ñu mën a wax mais Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg dañ ko gëmee kon bu ñu amee source yu sûr aussi dégg naa la ñu mën a wax parce que mënuñu dem fépp mais nag yi ñu jox itam parce que booy wax fii am na ñoo xam bëgg nañu wax mais mënuñu wax donc yow ñuy wax rek lañ mën a jox seen ay source loolu tax aussi tamit dégg naa la ñu mën a parce que itam lépp mënuñu ko fekk yàlla rek mën a fekk lépp mais ku gëmit da ngay gëm xam ne lii dëgg la nga gëm ndax li nga fekkewul gëm ko bari na ndax sa diine sax fekkewoo dara lépp nga gëm presque dan laa jur sax dañ la ko nettali rek waaw pour waxin daal léegi kon ñi nga xamante ni si maanaam kenn koo xam ne dégg naa dañ ko ci refoulé moom innocent ndeysaan pauvre yi bi ñu ko refoulé ba mu dem ba Sénégal moom bi ñu ko laajee ban kayit lañ la bindal nee na kenn bindal ko benn kayit loolu fan la am refoulé nit sans nga bindal kayit amul keroog de maa ngi leen koy administration bind la bu leen nangoo ci dara di xew ci administration bu leen nangu dara di ci xew ñu leen di wax ak yéen verbalement rek ngeen di d'accord lépp lu ñu leen di wax ci administration ak lu mën a doon nañ ko bind ci kayit signé ko bu ñu ko bindul ci kayit signé ko tamponné ko lànk leen valable ndax ki ko wax tey suba boo ñëwee dana naan du man fekkewu ma ko xaw ma ko parce que dem ñi koy def en général di la ko def noonu te duñ ko bind parce que la ñuy def xam nañ ni c'est illégal c'est injuste moo tax en général dañ lay ñëw bëlëfale dem ne kooku noonu fii lañ kaa bëlëfale ëmb ko yóbbu Sénégal moom li mu wax ne dañu fa gis rek ñu yóbbu ko accompagner bu ñu ko accompagner yoroon nañ ay document nee na document yi ñëw bi ñu wàccee police Sénégal xam naa police étranger bu Sénégal nee na ñoom lañ jox document yooyu nee na bàyyi nee na après police entendre ko bu police entendre ba pare daal koy bàyyi mu génn dem sans aucun document fi ne buy def recours sax xamuñu fan lay jaar ba def recours ndax xamuñu sax lan ban motif moo tax ñu refoulé ko parce que au moins nit ki bu ñu koy motiver li état wax soo koy refoulé da nga koy motiver mais 30 000 voilà dañ ko ne wax ci rek parce que li may wax chaque jour mooy ñun suñu état yi dañ ñu war a taxaw daal parce que tamit ñun wax dëgg yàlla néew nañu doole te tamit man damay dégg barki démb te ñun refoulé ñëpp dégg naa wala boog source yi ma am foofu lañ leen refoulé ñoom foofu lañ bokkoon Kesura boobu Kesura yi comme ni ñu ko xamee dirigeant yi bu ñu ñëwee ñoom ñooy def Kesura mu nekk Kesura bu Sénégalais yi tuddee ku baax parce que ñun Sénégalais ñooy tuddee naan diw dafa baax malgré que baax ya sax nañ koy seetlu
wala diw dafa bon malgré diw yi nañ koy seet donc office extraordinaire yi dirigeant yeen fay affecté mais nag bu ñu fàtte ne office extraordinaire ci questura yi lañ dépendre questura yi questoor yi ñoo ko yilif questoor yi ñoo leen fay teg ñoo leen fay tekki donc questoor yi ñooy seen chef donc léegi office extraordinaire yi ay kii lañ fay yóbbu c'est des inspecteurs wala des commissaires du ñu sax diplômé yu alt yooyu ñu yaakaar sax c'est des commissaires adjunto donc léegi ñoom bi ñu ñëwee ñoom bi leen fay teg léegi kooku noonu mooy ñëw déterminer politique bi am foofu ndax politique extraordinaire yi nekkul man lu ma neex def nekkul loolu de ay loi la mais loi yi ñu fi def ci politique extraordinaire dafa nekk loi yoo xam ne loi yu ñu sàggane la maanaam bi ko état bi defee ba tey bu ngeen seetloo lu mel ne legge Bossi-Fini ñu ngi ko defoon depuis 2002 mais ñëpp muy droite bi muy gauche bi muy ñoom ñëpp a d'accord ni legge Bossi-Fini baaxul te kenn du ko changer parce que intéressé wu leen affaire sénégalais la affaire maa ngi jéegul affaire extraordinaire yi la donc pour wan leen ni rek loi yu bari ñu ngi fi yoo xam ne dafay dem ci immigré yi intéressé wul kenn mais ñoom bu ñu ñëwee ñoom les dirigeants wala boog ñi may les commissaires la commissaire ay commissaire adjunto lay doon en général commissaire bi adjunto lay doon en général ñoom bu ñu ñëwee ñoom ci seen bopp ñoom en général ñoom ñooy génn seen politique ba ñuy génne nag mooy politique bu tolérance 0 wala tolérance 1 wala 2 wala yaa xam baar booy def tolérance ba parce que tolérance dafa am ci lépp loo gis marge de tolérance day am chaque chose loo ko gis ci lépp day am dafa am lu ñu tuddee discrétion de l'état maanaam loo xam état bi ki jiite moom bu ma ñëwee man loi lii la wax mais kat cas bi toll na ci lii laa koy àttee loolu dafa am ci lépp donc ñoom en général bu ñëwee question yooyu am na ci ñoo xam ne nag comme ni ñu ko xamee nag moom wax dëgg yàlla bu fekkoon nekkuñu policier nekkuñu demal naan ay droite la ñuy doon wala ay salviniane la ñuy doon peut-être que ñoom dem nañ joteeg benn neer wala am nañ ay problème ak noir wala xëy na bëgguñu noir daf ci am ñoo xam ne dañ tombé ci ñoom malgré que questura bu tombé mooy questura yi gën a metti mooy questura yi gën a compliqué mooy questura yi gën a difficile léegi ñoom ñooñu bu ñu ñëwee ñoom ñooy déterminer seen politique mais bu ñu déterminer politique bi mënut a wàcc loi bi mënuñu wàcc loi bi ñoom xëy na léeg-léeg daañu wàcc loi bi pour pousse la nga dem tard parce que boo demee tard tu perds la plus de temps am na benn temps boo fay perdre parce que fii léegi 2 mois 3 mois 5 6 mois ngay doon def recours parce que comme ni nga ko xam ne tribunal Italie yi gaawul mais nag bu ñu fàtte ne aussi tamit dee leen def recours yi ku ko ci jar na koy def parce que recours yi bu ñu fàtte ne du tribunal ordinaire tribunal administratif ñoo koy mooy TAR li ñuy tuddee TAR tribunal administratif régional en général ñoom ñooy def recours yi day am presque chaque province wala ñoom ñoo xam ni ñu koy détaché ci chaque dëkk région bu ne daal am nañ fa ay ñaar ñetti sièges yu ko fay am donc kon ci TAR yi la ñuy defee recours bu la administration joxul xañee sa droit donc ñoom bu ñu ñëwee li ñuy def mooy di xañ nit ñi seen droit ci kaw xañ nit ñi seen droit boobu nag ñun suñu rôle ñun président association yi wala président association yëpp seen rôle mooy këni man pour man loolu sax ñu nekk fa ñu essayer dem rencontrer leen parce que am na loo xam ci négociation la xajul ci tribunal yi xajul ci juge yi xajul ci avocat yi te nag tuwaay yi moom lu autorité mag dana la may nga gis ko fii moom wax dëgg yàlla man ci ma gis yëpp autorité yi amuñu problème mu nga gis leen koo ci bind gisoo ko sax boo ko yoolee nga gis ko man def naa lu mel noonu par exemple Salerno préfet bi bëgg ko rencontrer mu xaw a tàmpablu ma génne benn lettre ouverte bind ko ci journal yi naka la journal yi génn matul 3 jours ñu woo ma ni ma préfet neen da lay recevoir ñu rencontré ko wax la ñuy wax mu jeex donc kon juste pour wan leen nii kon donc association boo koy jiitee dafa am benn compétence boo war a doxee wala boog benn xamin boo war a doxee ci tubaab bi wala boog benn yëngu boo war a doxee ci tubaab bi mais man maay président association ba pare ñu ni ma syndicaliste la ki koy jiite ki président bu Cagliari neen ma syndicaliste ba pare président association la mën di xool yenn yi di am man mënu ma ko gëm mënu ma ko dégg aussi démb rek dégg naa aussi ci kenn li mu wax mooy tort bi yëpp ñun lañ koy teg parce que ñun sénégalais yi ñu am benn problème mooy gis nga naar bu gisee moroomam di xeex ak tubaab bi day ñëw dóor tubaab bi ba pare door a laaj la lañ jote ñun bu dee ñun sénégalais bi dañuy ñëw taxaw fenaan la sa waay yii pourtant kooku ngay xeexal daa ko baax mais léegi ñun sénégalais solidarité ñun daal dafa mel ne suñu ki nga xam mooy suñu noonu xarit wala suñu noonu mbokk wala ki nga xam mooy sonal suñu mbokk daal day mel ne moom la ñuy gën a bëgg wala ñu dem naan diw sama xarit la daa ko baaxul léegi mais léegi kon man damay gis naa kooku toor bi mu teg mooy sénégalais yi dañuy xool seen këyit yi avant ñuy dem sénégalais yi bu ñuy jënd ay facture false sénégalais yi nañ leen waxante dëgg sénégalais yi xool nañ seen këyit avant ñuy dem ndax sama këyit man su fekkee ne jox nañ ma récépissé ma toog 4 mois 5 mois ma dem kestu mu mën ngaa dem te yi ëpp loolu lay demee man su ma génnee su may dugg si ñu jàpp ma refoulé ma mais man loolu defuma ci dara laaj naa fa ñu war a laaj mais bu ñu fàtte ni ñoom it verbalement lañ ma mën a tontu nañ ma verbalement dem naa mais ka ma waxoon loolu suba bu ma demee ni ko yaa ma wax daan waxuma ko donc kon ñun defuñu benn tool nga jógee fa sénégalais bi décret la wala loi la boo xam ne moo permettre bépp nit boo xam def nga demande
permesso di soggiorno nga mën a ñibbi ak sa récépissé loi la nga mën ci ñibbi mën ci def patente mën ci def contrat cadre mën ci def lépp lu séjour di def ci biir loi bi mu fixé loolu ba pare nag fixé wul ban délai la amul kenn ci yéen ñiy wax kenn ci yéen ñiy wax ñëpp amul ci kenn ku ma naan délai wu recevuta nii la lenn da lañ mën a wax lenn lañ mën a wax legge 7 ottobre defe naa bi ni soo amee permesso di soggiorno mënoo nekk fuori lu ëpp 6 mesi bu dee permesso di soggiorno yi jeex bu dee permesso di illimitato mu nga fa ne un anno leen daal lañ ma mën a kooku permesso di soggiorno la wax waaye waxul ricevuta donc ricevuta amul kenn koo xamante ne si mën na ma wax li mooy délai bi am na loo xam man def naa ko nee naa nag bu ko kenn def te bu saa moo waxee loolu lay répété bu ma kenn toppandoo yor naa récépissé 365 jours Sénégal atu yàlla ma yor ko récépissé nekk Sénégal bu ma ñibbisi dama ñibbisi ñu dugg ak jàmm ak sa dem sama parce que la ma tontoon teg tubaab baat xam naa ko loolu lay am parce que amul benn loi parce que lu loi deful rek amul ku ko mën a dindi amul benn loi bu ñu ma récépissé bi li mooy délai bi li mooy dir parce que li indi récépissé mooy ñëpp xam nañ li indi récépissé loi bi li mu wax loi bu ñuy wax loi dafa ni yow questeur bi wala yéen waa questeur wala yéen office extrañer bu nit ki demandé permesso di soggiorno bu mu ëpp 2 mesi ngeen tontu ko sia que ngeen jox ko permesso di soggiorno wala ngeen ni ko joxuñu la bindal ko motivation ba plus de 2 mesi la loi wax questeur yi dañuy yóbbu ay 8 mois 9 mois 6 mois donc kon ñoom seen bopp ñoom dañu violer loi dañ ko wàcc bi problème yooyu amee coow yi am diffidamento yi am parce que avocat mën na ci def diffido man diffido la mooy avocat bu date passé avocat mën na bind question wala administration bi nga xam moo passé délai bi ko loi jox am na lu ñu tudd diffido moom mën nañ ko bind lettre diffido mais buñ ko bindee ni ko yow diw mii kat passé nga délai bi jox ñu suñu yëf wala loolu parce que loolu loi la su ko bañee dañ koy yóbbu def ak moom recours tribunal su defee recours tribunal moom su fekkee ñoo ko gañe moom mooy fay SPC yëpp donc ñoom aussi tam dañu ragal lu mel noonu mais léegi bi ñu gisee yooyu bari na moo tax ñu indi nii léegi kat pour ñu mën a noppal questeur yi noppal nit ki nga xamante ne si moo dugal séjour am léegi dañuy maye ba nga xam ne bu dugalee ba yoree récépissé poste am na droit wu defaat lépp lu séjour di am boo yoree récépissé poste ci y a le même droit ak séjour boo xamante ne dafa valide donc ki nga xamante ne si da ko jël wala séjour valide am séjour permet kii moom recevoir am dem Sénégal non seulement temps normal nañ wax temps normal sax amuñu droit refouler ko buy ñibbisi temps normal waxuma la ak nag Italie génne décret du ma wax décret du décret parce que décret ak loi bokkul Italie génne legge loi parce que décret mooy bi ñu njëkk a def mooy conseil des ministres ñoo koy def suñ ko defee dans 2 mois war nañ ko yóbbu assemblée voté ko mu nekk loi donc ñoom ñu voté bi ñu voté def ko loi ni kat léegi bépp nit boo xamante ni si am nga say kayit bu jeex bu nekk Italie yokkal nañu ko ba 31 surtout séjour yi donc récépissé bi même bu doon 10 mois laa fa def dañ ciy génne temps bu xat bii donc kon waruñu ci mën a refouler kenn ku yore récépissé su ñuy waxanteeg loi. maa ngi jégalu na xamu fan laa tolloon mais am na fu ma yaakaar ne fa laa tolloon rek donc nit ki ci boppam amuñu droit ñoom jël ko rek jël nii rek refouler la quoi di jël expliquer la quoi parce que lan bi may dugal sama séjour comme ni ko ñenn ñun waxee ni dañoo waroon contrôler ni bu leen jaay facture parce que facture aussi tamit man bëgg naa ñu waxtaan ci parce que man bon mën naa wax ci facture bu baax a baax parce que zone bi ma nekk salaire moom defe naa ñun fii ñiy renouveler labor autonome defe naa ñoo ci ëpp defe naa aussi tamit est-ce que facture sax est-ce que suñu questeur bi njëkk ko fee def parce que man maa ngi moom waxtaan nañ ci ay yoon questeur bi ci moom dirigeant yore office extrañer yi expliqué naa ko bi ay yoon ni ko kat ñii bañ ñoo jënd facture ñii bañ ñoo def facture parce que facture dañu wante dëgg suñu seetloo presque nag moom ci boppam moom office extrañer dirigeant office extrañer bu Salone ci làmmiñam moo ma ko wax mu ni moom ni mu koy laajee sénégalais yi ni mu koy laajee maanaam ñiy jënd noonu la koy laajee ñiy jaay nee na chinois yi nga xam ne dañuy jógee naa parce que chinois yi bari fii la ñu am kay ñu ci bari nag bu ñu ñëwee yi nekk Naples bu ñu ñëwee fii neen daf leen di laaj maanaam seen ay feuille facture yi ñu defal nit ñi maanaam li nga jaay nit ñi boo jaayee nit ba pare aussi da nga koy defal facture moom nee na dafa leen laaj sujet mais nee na moom dañ koy jox ni ma léegi yéen sénégalais yi lan moo tax yéen ñu leen yéen ngeen kon mu ni ma ñu ngi koy defal ay nit xëy na yéen lañ ko defal lan moo tax yéen mu leen koy laaj donc bi ma ko expliqué naa ko sénégalais yi tey tamit parce que tamit ñoom ñu laaj facture c'est très normal bu leen neexee parce que tamit ñun ñëpp ay commerçant ñun sénégalais yi yàlla dogal na ñu ci ëpp à 98% wala du ma wax loolu parce que bu dee surtout bi fii ndax laay wax ay kii la ñuy doon ay laboratoire ambulant la ñuy doon quindi am nañu war nañu mën a am facture parce que tamit lu normal la dañuy jënd di jaay mais en général bu mel ne Napoli surtout nag moom laa gën a maîtriser bitig yu ci bari dañuy bañ bu la jox facture parce que facture boo jox nit am na 20% booy fay IVA 10%, 20%, 22%, dipende da che prodotto è am na ci booy fay
état bi mais ñoom en général bu dee négocier yi dana naan ñoom da nga leen di fayal 20% boobu wala 22% malgré que c'est illégal mais fu mel ne Napoli fu mel ne Cagliari mun naa ko seede wala mooy Sardinia mun naa ko seede parce que ñoom ñu ci ëpp ñoom fi lañu jënde Napoli mais nit ki ngay jënde bu la joxul facture loo ci mën munoo woo finance munoo woo police parce que ñun xam nañ mafia ak final la demee am nañu loo xam ñeme woo ko sax yow su bopp boo ko defee sax yaay am plus que problème que ñi ci des donc loolu man dama jàpp ne ñun président association yi wala ñun ñi nga xam ñun ñooy waxtaan wala syndicalistes yi même sax ñun ñooy waxtaan office extraordinaire ñun ñoo leen war a expliquer réellement ce qui se passe dans les boutiques des Chinois wala yu Bangladesh wala yu keneen ñun bañu ñu am facture mais ñoom ñoo ñuy force ñu jox facture te ban kan ngay woo ban autorité étatique ngay woo man dem naa ci benn dirigeant ni ko un jour kaa ñu ànd man ak yow nga xool ñu insister ma won la ma insister duñu ma jox facture mais yu mel noonu nañ ci waxtaan ñoom yee leen ci mais c'est pas nekkul photo nit ki individu bi dem Sénégal parce que yóbbuwoon na facture mais aussi tamit man li may wax sénégalais yi chaque jour moom laay wax chaque jour ñii fi nekk ñii ñëw ci man loolu laa leen di wax gis nga yenn questionnaire surtout questionnaire yi ngeen tuddee questionnaire yu bon yi dañ lay pousser pour que nga commettre erreur produire leen document boo xam da nga koy falsifier moytu leen ko ndax document boo ko falsifier dañ lay dénoncer te dénoncer boobu dafay am ñaari effet wala ñett parce que bul fàtte da nga falsifier document administratif ba pare da nga ko produire jox ko un public officiel ñoom loolu duñ ci kaf duñ ci rey mais en général questionnaire ñoo la ciy bumax ñoo la ciy pousse da ngay gis koo xam ne moom dirigeant office bu salaire la moom wax ci lam ñëpp ni ma daaw doom ma ne ko naa mu ma xam naa ci ñu bari ñoo xam ne bu ñu indee facture damay xam dafa fals ndax li tax moom mooy wax ne nee na kenn day ñëw léegi taxaw nee na indi ma déclaration réitu bu mag comme li may nox sànq ci déclaration réitu ñi nga xam ne dañuy def commerce déclaration réitu mën nañ ko def à tout moment ak façon bu leen neex parce que ñoom ñoo dem de déclarer leen neex ci yenn commercialiste mu ne ma da ngay gis wax day ñëw indi léegi déclaration réitu ni la am naa 6 000 euros nee na ma ne ko ndax am nga facture nee na muy déedéet nee na ma ne ko ah boo amul facture du ma la renouveler sa këyit nee na mu ne ah nee na nga ni waaw nee na mu ne la waaw dinaa indi facture nee na mu génn dem nee na bu génnee dem balaa mat 3 4 5 jours nee na mu indi la facture nee na ma xam ne kii da ko jënd parce que amu ko woon donc yooyu système yooyu ñoom policiers yi leen xam duñu ay dof ay nit lañ yu yeewu yu xam nan la àdduna li tëddee donc yow buñ la poussé au faux man soo ma waxee aw ma facture aw ma ko li tax amoo ko man la ah fa may jënd kat nee ma duñ ma jox facture léegi ñaar rek moo mën a am ñaar rek moo mën a am su fekkee amoo facture bu fekkee amoo facture ñaar rek moo mën a am moom yoon obligé wul état bi à ce que muy bloquer sa permis sa jour parce que amoo facture loolu mënuñu ko def ñoom lenn lañ mën a def parce que loolu tax ñoom ñuy laaj facture maanaam déclaration réito bi nga def ni 20 000 euros la am wala 6 000 euros wala 10 000 euros la am ñoom dañuy laaj facture nee na pour gis ne xaalis bu illicite la maanaam xaalis bu jaar yoon la maanaam defuñu la maanaam xaalis bi 26 000 yi nga wax ne am nga ko légalement am nga ko ci façon boo xam ne war nañ ko mën a am jaayoo dara defoo dara pour am 6 000 yi moo tax ñoom ñu lay laaj facture pour produire pour wane ni yow mi kat jaay nga sàngam jot nga sàngam loolu moo waral ñoom ñuy laaj facture donc léegi man su ma ñëwee par exemple indil la sama benn déclaration yi tudd 6 000 euros nga laaj ma facture aw ma facture man la ah joxuñu ma facture waaye aw ma facture li ci ëpp bu dee questionnaire bu mel ni salaire moom dama leen koy wax muy loo xam ne wóor na ma te yeneen questionnaire yi ñu bari dañ ko def dañ la naan ah kon kat dañ la jox un an parce que permis de séjour bi gën a ndaw un an wala ñun la dañ la jox 6 mois ni la à partir d'aujourd'hui nag booy demati demal wuti facture parce que au moins wax nga leen dëgg te produire leen benn falsi kon donc man je vous conseille yéen ñëpp muy sénégalais yëpp bu leen questionnaire la lu ngeen amul ba ngeen dem di ko jëndi mbaa ngeen di ko wuti parce que bu ngeen jënd xam nañ ko lu ngeen wut xam nañ ko te nit ki dañoo ñëpp ay nit lañ questionnaire yi wax leen dëgg yi ce qui se passe réellement wax leen dëgg yi su ngeen leen waxee dëgg yi yéen wax dëgg yàlla ñun sénégalais ñëpp a xam ni amuñu problème mu maanaam di sàcc di falsifier ay factures parce que ñun ñu ci ëpp ay jaaykat lañ réellement surtout au sud fii ñu ci ëpp ñun ay jaaykat lañ donc ki nga xamante ne dafa produire benn facture wala ñoo xam parce que facture actuellement maa ngi koy wax ñëpp mootu leen koo falsifier ndax facture léegi dafay am da ngay am PEC wala nga am code ci xaw ma la nga tudd code ci univoque xaw ma lan code ci univoque koo xaw ma la nga tudd benn code boo xam da nga koy am su fekkee am nga facture électronique dafa am benn code ci booy am bu tudd code ci univoque xaw ma lan la tudd damay fàtte li ci des wala nga am PEC boo jëndatee pa da ngay joxe sa PEC wala nga joxe code ci boobu ki lay jaay moom day def facture moom facture bi muy def agence de l'entrée lay jaar door a ñëw ci sa PEC moom nekkatul lu mu lay jox ñi maano maanaam da koy def yónnee agence de l'entrée parce que mooy tax agence de l'entrée mu ngi ko contrôler ba du mën a sàcc xaalisam mooy tax aussi tamit yow facture boobu dem sa PEC su boobaa comme li ñuy dal actuellement ni ci questionnaire yi da ngay dem léegi ci benn pakistanais wala benn chinois nga ñëw jëndoo fa ni ko defal ma facture mun la fay ma 20% nga fay ko 20% mu defal la facture pourtant facture moom la defal boo demee question dañ naan facture da nga ko falsifié wala mun da nga ko jënd une ci actuellement nii ak système bu bees bi nga xam dafa am
muy facture électronique yi nit mënatul loolu les questions mënul refuser sa facture parce que sa facture dafay jaar agence de l'entrée force obligatoirement da koy accepter donc loolu aussi tam ñun suñu avantage la benn moment moo tax bu ngeen di jënd aussi nit ñi leen defal facture comme ñenn ñi fiy jënd facture fi ñoo leen leen defal facture tamponné lànk leen facture léegi dootul jaar ci tampon dootul nekk fi maanaam lu lay jox nii facture léegi daf la koy yónnee via PEC wala mu defal la code univoque mu ñëw ci sa poste électronique bi nga xamante ne si yow yaa ko moom wala mu ñëw ci sa fi nga xam ne fa la say facture di enregistré bu dee facture électronique nga yor bu dee code univoque boobu nga yor facture léegi noonu lay demee donc léegi ñu ñëw ci ñin refoulé léegi nag man faute bi kan laa koy situé c'est ça qui est mon problème est-ce que du suñu autorité yi aussi parce que li tax mooy loi état li mu wax nit ki nga xam dafa am séjour nit ki am séjour soo révoqué séjour am amoo droit refoulé ko automatiquement da nga koy jox kuñ di ci joon di délai pour mën a dajale ay bagages am ak ay kaakaagam ak ay yu mel noonu wala mu mën a def recours al tribunal administratif wala tribunal ordinaire kon ñoom amuñu droit refoulé benn sénégalais boo xam dafay ñibbi si yore séjour am ak récépissé kooku abus de pouvoir la ndax nit ki ñoom seen bopp ñoom policiers yi am na façon yoo xam ne am nañ ci droit refoulé nit ki mais refoulé nit ki am séjour war a ñëw fii amuñu droit boobu ñoom dañ la war a yóbbu au tribunal yi ñuy tuddee tribunal judice di pace lañ la war a yóbbu judice di pace moom mooy décider ndax dañ lay refoulé wala duñ la refoulé judice di pace buñ lay jugé da ngay indi sa avocat teg wala ñoom ñu commettre la un avocat d'office mais amuñu sax droit rek ëmb la rek ak say bagage rek ñëw nga indi nga récépissé bu jeex questura balee defoon na benn provvedimento di nego bu Cagliari wala bu foo xam mën a doon moo xam bu salaire moom fu mu mën a doon un provvedimento di nego non vuol dire que man dañ may refoulé tey dañ ma ko war a notifier un provvedimento di nego man sa séjour d'accord fu ma ci mayetuma la ko dañ ma koy notifier jox ma lu jour ni ma notifier la à partir d'aujourd'hui boole ci mandat boole ci comme si chiama encore boole ci mandat d'espulsione bu kunti giorni daani un tempo di 15 giorni la legge bi wax ni la kat dans 15 jours na nga quitter sur le territoire national donc nit mënu wàcc ñu refoulé ko c'est pas possible léegi nag loolu lan mooy problème bi kan à qui la faute kan lañ war a collé faute bi nga xam moom la ñuy jël suñu mbokki Sénégal di ëmb comme ay ginaar comme ay janax comme ay kaña ñun Sénégalais yi sonn nañ mais suñu état yi am nañu mais la police étrangère bu nga xam moo nekk Sénégal la police étrangère sénégalaise mais bu ko un policier italien indilee un Sénégalais war ko refoulé au moins y a une motivation war na am motivation su fekkee kii leer na ko léegi la fi jaar il avait un permis de séjour il doit lui notifier moom en personne la police même wax ko ni kat sa loi wu dëkk mayu la ngay refoulé kii fii rek jugé wu leen ko ba juge mën ko refoulé mais lan moo tax ko ñun suñu état yi di jël ñooñu ñan lan moo tax lan mais est-ce que jotul aussi tamit suñu ambassade yi ne ci biir réew mi traduire loi bi yónnee ko suñu policiers yi nekk Sénégal ñu xam ñun ay nit lañ ñu fi am ay droit ñu xam nous sommes des travailleurs am nañ ay droit yoo xamante ne si loi moo ñu ko may nit may ñu ko ba nit mun ñu ko xañ droit assemblée wala mbooloo ñoo koy voté donc man damay baax xam nga lan lay bañ dama mooy problème may jotee gars yi nag xam naa ne bëriwu may xarit waaye yàlla bu ma ko bari man li mu mënul ànd ci sénégalais surtout daf ci bëri ay waxkat yoo xamante ni ci rajo yi télé yi dañ koy wax mais chaque fois faute bi dañ koy teg Modou yi chaque fois faute bi dañ koy teg sénégalais yi mais suñu autorités yi nañ ñu dimbali faute bi du toujours Modou yi faute bi du toujours sénégalais yi parce que ki nga xam ne dafa jógee dëkkam yore récépissé yore séjour tu n'as aucun droit amoo benn droit bu lay permettre pour nga refoulé amul mënuñu ma génneel benn loi mbaa benn décret mbaa benn droit buy refoulé nit ki ñëw foofu nit ki boo fekkee dafa am dinégo di permettre de séjour loolu la Kesura am droit def Kesura amul droit refoulé ko c'est le juge même qui doit ordonner pour ñu refoulé ko wala ñu bàyyi ko fii juge di page moo koy décider donc kon nit ki mënu ñëw rek nga ëmb ko rek yóbbuwaat dëkkam suñu dëkk yi aussi tam bu wàccee foofu lan moo tax suñu policiers yi di ko jël delloo leen ko ñu leen kii duñ ko jël parce que kii dafa yoroon un séjour wàcc ne ko mu ñibbi këram ramasser ay bagages am ñëw ñibbi si boog sax au moins vous avez le droit am nañ droit jox ko allontanamento kundi ci jonni mbaa ci ko jonni mbaa kan comme vogliono loro almeno am nañ droit aussi dem jàpp ko aéroport bu leen neexee directement au juge del pace ma boobaa day am benn avocat bu ko assisté te avocat bu assisté loolu pour gagner ko lu yomb la parce que nit ki fi dund 20 ans 30 ans 40 ans 5 ans 10 ans kan moo xam ñaata at nga xëy benn suba rek tërëm ñëw na aéroport benn gestura joxoon na ko dîner ko parce que dafa def falsification bu falsifié su fekkee def falsifié dafa am loo xamante ne si compétence juge yi la wala compétence tribunal su fekkee dafa falsifié une facture du compétence su Kesura mu koy déterminer Kesura mënul xam lu ñu falsifié Kesura
kaso la mën na am exception mën na def li ñuy tuddee dénoncia maanaam Sénégal li ñuy wax xaw ma nu ngeen koy tuddee jàll na ma mën na def li ñuy tuddee dénoncia maanaam ci au niveau des autorités judiciaires ci tribunal yi lay dem ni leen Daouda Niang mi wala Ablaye Ndiaye mii kat document bi mu ma jox false la ndax lii moo tax ma ni false la wala nangam ak nangam en ce moment c'est le juge même parce que présomption d'innocence boobu ñuy wax dafa am fii ci Italie am ci Europe am ci fépp su boobaa juge bi mooy décider ndax li false la wala déet kon kesuraay mënuñu xëy suba gi ñu refuser ay këyit rek naan ñu wax da ngaa produire false ana fan la ko teg loolu pour avocat gagné ko du dara mais nag dafa jot ñun pour man président association yi président daayira yi nos autorités administratives ou consulaires dafa jot ñu jéem a booloo toog xool problème mu Sénégalais yi ambassadeur bu bees bi mu fi ñëwee début bi defoon nañ ay convocation man sax jotoon naa ci ni day rencontrer président association yi mooy premier acte bu mu fi def ma koy saluer trop boobu acte boobu parce que acte bu noble la te defe naa man bi ma fi nekkee ba léegi président boobu wala boobu ba ma fi nekkee ba tey mosuma gis ambassadeur bu ko def far malheureusement yàlla dogal feebar bi ñëw mu reporté ko mais maa ngi lancé waat un appel solennel à son excellence monsieur l'ambassadeur di la wax ni sa acte boobu ngoon bëgg a def na nga ko continuer parce que président association yi ñoo xam réalité yi Sénégalais yi dund te yow da nga fay ñëw pour Sénégalais yi kon woo leen convoqué leen waxtaanal ak ñoom ñu wax la ce qui se passe réellement ci Sénégalais yi ak ci biir réew mi te jot na yéen ngeen dimbali Sénégalais yi jot na ngeen dimbali réew mi te moo tax nag Sénégalais yi rek ñoo tax ñu ngeen ñëw fi te am na ñu ñuy teg Sénégalais wala ñu leen koy def amul benn xeet ci biir réew bu ñu koy def wala bu ñu ko ñemee def te loolu nag bu ñu booloo ñun président daayira yi président association yi ak ambassadeurs yi consul yi mën nañ ko faj ci lu gaaw ndax yàlla dogal na ni moom ñun Sénégalais yi fii ci réew mi dañ ñu fi bëgg trop lañ ñu fi bëgg ba tax na kon ak un petit pouce rek ñun mën nañu am lu bari ndax ñëpp a xam ni Sénégalais yi fi ay liggéeykat lañ malgré que nag am na ci ay exception ñoo xam ne moom wax dëgg yàlla ñu ngi def yeneen waaye nañ xool toujours la majorité ak ñi nga xamante ne si ñooy liggéeykat yi te bari nañ fi duñ fi jeex duñ fi xaaj bañ nañ ko police bu lay contrôler lu ci ëpp sax boo nee Sénégalais nga lu ci ëpp dala naan demal ñoom ay liggéeykat la amuñuy problème loolu lu ñu yàgg miin la ci ñun lu ñu xam la ci ñun kon nag may lancer un appel solennel à nos autorités consulaires ak association yi ci des bu daayira wala mu ne association normale ñu jéem a def ay rencontre ñu jéem a booloo jéem a xeex li fi ne def ko xeexu tubaab suñ dee ñaar nañ ko xeex suñ dee benn nañ ko xeex suñ dee ñett nañ ko xeex ndax xeex li nga xamante ne si moo fi am moo ñuy dimbali ba suba ñeneen ñu bari daf arrivé maa ngi leen di jégalu ci vidéo bu gudd bi xanaa di ñaan ñëpp ñu partagé ko pour mu mën a yegg ci autorités yi comme appel yi ñuy def di masaw suñu mbokk ñuy refoulé di leen wax ni nag na ngeen jël ay avocat def ay recours refoulé yi ñu leen refoulé teguñu ko fenn amul benn loi bu ñu koy teg mbaa droit bu ñu koy teg da leen neex ñu abuser seen pouvoir yéen ñi nga xam yéen a ngi ñëwee bu leen dalee na ngeen yuuxu ci biir aéroport na ngeen wax ci kaw na ngeen tubaab dafa ragal ko yoole na ngeen wax dëgg bi nan leen woon loi nan leen woon këyit yi ñu def teg pour refouler leen créer leen ay boucan def leen lépp pour wane boobaa daañu leen woon ay avocat daañu leen indil mais ñun Sénégal dañoo yor torop da ngay ñëw benn policier di la ndax naa la say brave say góor gu ñaaw say góor gu rafet dara dañ lay rendi plus policier plus que mu nekk yow ci biir di kaf ak yow plus que ma ngi lay rendi day dagg ka nga jàpp ni mooy sa gën a xarit mu la gën laa jagat la indi ngay lekk naan ci biir police bi mooy ka lay gën a fexeel moo tax bañ leen refuser bañ leen am na yoo xam seen droit la suñu droit yi nga xam ñoo ko moom dañ koy xëcc te fii tubaab fii c'est un pays de droit kenn du fi dóor kenn du fi saaga kenn soo bañee li fi am mooy dañuy jàll ci seen autorité ku gën a mag parce que yow bu ko ndaw di nekkee ci rox bi ab inspecteur mbaa policier bu ndaw di la refoulé waxoo dara da lay yóbbu mais boo coowee ba coow lu yegg ca kaw ka ca kaw yeggaat ca kaw rek dal naan ko noonu nañ yóbbu ci juge bu ñu yóbboo juge dañ leen di bàyyi yéen a ma gën a xam li fi xew ak juge yi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu